asalaamaaleykum Sénégal ak sénégalais yi fu ngeen toll ci àdduna waaw cheikh bi dellusi na di leen nuyu ci distance di leen jox seen wàccuwaay comme niñ koy defee chaque jour rek dellusi waata suñu jotaay ak yéen waxtaan ci li nga xam ne si mooy li nga xam ne moo xew fii ci Italie ak la nga xam ne moo xew ci Sénégal concerne li nga xam ne si mooy Covid 19 bii di coronavirus ñu gën ko xamee ci loolu voilà. di bala may départ nag di remercier ñi nga xam ne si ñoom ñëpp de ba participer nañ ci sama live di jégglu ñi nga xam ne si bëggoon nañ dugg téléphone yi bari woon na ñi ma woo appel yi bari nañ mais dafa am sama xarit boo xam ne si moom numéro bii ma leen di may enregistré moom la xam te moom mooy def live bi mooy enregistré live bi mu insisté ci woo ma ci ba affaire bi mujj flippé moo ko dagg noonu quoi donc maa ngi ciy jégglu moom defu ko exprès de xool woon numéro bi xamul woon ne beneen numéro la quoi voilà prochainement moom maa ngi koy wax fii ku ma ci woo bu ma defee micro ouvert ngeen may woo bu ma kenn woo ci numéro privé bii voilà ku ko ci yor na lire numéro ba muy bind mu woo ma ci numéro boobu voilà parce que sinon day dagg gis nga démb yéen ñu bare waroon nañ dugg mais dem na ba yam foofu te mënu ma woon dellusiwaat di reprendre ak live bi quoi donc maa ngi ciy jéglu bu baax di leen jox rendez-vous rek ci yeneen du ma ko gëj a defati parce que lu am solo la mën a jokkoo ak yéen mën leen a dégg directement comme suñu invité yu am solo yi ñu am voilà di leen rappeler que ne samedi incha allahu rabbi suma invité dina nekk Pape Diouf di woykat bu Sénégal yëpp xam àdduna xam ko Pape dina ñëw fii ñu waxtaan moom ak Mame Gor Diazaka troisième invité bi moom dama surprise la wala ñoom ñaar wala dina am troisième boo xam surprise la donc Pape maa ngi koy nuyu di passage di nuyu Mame Gor de passage déggante naa ak moom sànq accordé nañ ko jox na ma disponibilité am du baax vraiment di ko sant di ko gërëm ci loolu ñu war a waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne si mooy situation bi nga xam ne moom la artistes yi dund ndax feebar bii nga xam ne am na ñoom mënatuñoo liggéey nañ doon liggéey bu njëkk mënatuñoo voyager mënatuñoo tëgg ci salle yu mag yi xam nga ak yooyu yëpp tëju ci kër yi comme ñun ñëpp te am loo xam ne si mooy seen liggéey loolu moom mooy seen liggéey ci loolu lañ doon yëngatu donc xamaguñ lan leen futur bi ci réserver donc Pape Diouf am ci idée boo xam ne si mi ko doon def comme ni ngeen doon def bu làmb doon am ñi nekk Europe ci diaspora bi dañ doon jënd benn pass boobu nga doon jënd pour mën a seetaan làmb ji voilà donc man je crois que futur artistes yi foofu la nekk aussi gannaaw mënatuñoo dem grand théâtre CICES mënatuñoo voyager dem ay Bercy wala ñuy dem ci salle yu mag yi ne ci àdduna bi yëpp donc il faut ñu am solution boo xam ne si ñoom daañ ci mën a génn mën ci gis seen bopp ndax seen liggéey la te seen fans yi dañu leen di soxla voilà te bañ a déglu naafeq yi taxaw di leen wax loo xam ne si ñoom ña ngay dox seen i yitte ñii lii moo doon seen liggéey ba muy dox normal woowuñu inventé wuñ dara fayeekuñ kenn ku dul stade B wala grand théâtre B wala fenn niñ doon dagge bi yi di fa dem nag ñoom ñu yombalal leen ko mën a toog defal leen ko seen kër yi bu koor gi passé incha allah kooku def naa ne ku iñaanul war nga mën a bàyyi ñi nga xam ne seen ay soppe lañ mu jaral leen loolu ñoom ñu def ko sans pour autant kenn toog fi di saytaane di leen naafeqal di leen boole ak àdduna kooku dinañ ci waxtaan ak Pape Diouf dinañ ci waxtaan ak Mame Gor Diazaka ak beneen surprise parce que la culture c'est seulement pas la musique quoi voilà am na ñoom ñii dañuy tëgg di ci dund di ci tedd mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci cinéma ba tey tëj nañ cinéma yi cinéastes yi nan la ñuy def acteurs de théâtre yi lan la ñuy def ñoom sànneex gaa yooyu sànneex mën na am tax du ma leen wax dara waaye ñaar ñi laa leen di wax daal ok ñoom ñii ñëpp ci théâtre bi lañ doon dem ngeen leen di fekki voilà ñoom loolu lañ xam loolu lañ mën di leen bégal buñ demee nag il faut ngeen am mode boo xam ne dinañ mën a interagir ak seen public voilà gannaaw mënatoo leen fekk nañ wut gannaaw le futur c'est internet fii mën nañ ko fi def les plus grands artistes du monde ñi doon dem yóbbu ay 100 000 personnes ci stade yeeg ci yenn place publique yi mënatuñ ko def ñooñ ñi ngi toog di commencer di liggéey ci loolu seen fans yi ne ci àdduna bi yëpp di ci liggéey lan mooy tax artistes sénégalais yi nag naafeq yi bëgg leen jaxaseeg yéen buñ daan dem di feesal place yooyu si sa kii grand théâtre ñëpp d'accord nañ ci
léegi ñu toog seen kër bëgg ko def ndax amuñu benn moyen naa fekk yi jóg loolu moom dana leer incha allah te lii maa ngi leen koy wax préparer leen dinaa leen defal bande d'annonce bi sax incha allah Pape Diouf bu ci yàlla àndee dina ñëw samedi incha allah mook Mame Gor Diazaka ok ak surprise bu mu leen ciy booleel. donc nuyu ko de passage sànq waxtaan nañ lu yàgg vraiment kontaan naa ci lool vraiment ok léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy li xew fii ci Italie tey jii moom dama leen koy jox en direct parce que vidéo dama ko yéex a enregistré tey voilà problème technique yi ñu amoon dem moo ne ci xam naa dafa am lu ñuy liggéey fii ci réseau bi donc day créer ay problème donc am naa temps pour mën a jël résultat yi en temps réel yoo xam ne mooy yu tey en 26 avril 2020 fii nga xam ne bu subaa nag bu kenn xaar vidéo bi parce que li ma leen war a wax suba maa ngi leen koy wax tey bu ma kenn yónnee message naa ma foo nekk ak ñi lay xaar tey ji bu subaa du ma ko def incha allah parce que lu ma waroon def suba maa ngi koy def tey nii ngeen koy dégg 26 avril donc le 27 28 incha allah dinaa leen ko defal comme ni ñu ko doon defee waaw suba dama war a dem joobi donc mën naa ñëw sonn du ma am feeling te li ma leen waroon wax maa ngi leen koy wax tey jii ku ko ci déggul wax ko gars yi bu leen jaaxle bu leen tiit xaarim neen leen bu leen toogee 4 jours ñeenti fan gisu leen ko ngeen commencé jaaxle waaye benn fan moom xam leen ne problème technique mën na am coono bi ak lépp parce que def vidéo chaque jour dafa yombul wax du lu yomb voilà da nga dem ba yow doo xamante sax looy wax mais donc da ngeen may jéggal léeg-léeg rek may leen ma ñeenti fan bu leen gisee 4 jours te déggu leen xam leen ne y a quelque chose sinon moom quel que soit alpha dinaa ñëw aviser leen wala mu wax leen lan moo ma téye lan moo tax gisu leen donc tranquille leen ñi may woo yónnee message yi yëg yi ngeen ma yëg kontaan naa ci trop waaw foo leen ma teg rek fu ko sut laa leen teg parce que bu dul woon yéen man du ma exister bu dul woon yéen artistes yi ñuy invité ñuy sonn si ñoom duñu exister parce que public bi di toog jël seen temps di leen seetaan amuñu seen fay voilà lenn rek daa ci tontu am na ñoo ci bind ne ma grand vidéo publicité yi dañ ko war a dindi quoi parce que daf may déranger alors publicité bi pour mu leer man su may wax day leer waaw xam nga kenn ci yéen joxumu benn contribution pour vidéo yi may def te bés bu ne ma defal leen ko jël sama temps sama coono sama ay instrument parce que lii may reprendre xaalis lay jar connexion bi may def pour télécharger vidéo yi xaalis la yooyu yëpp musuma leen cee laaj benn dërëm boo leen gisee nag publicité bi YouTube di ko ci def ñun amuñu ay sponsor xëy na yàlla dañuy ko jox ku ñu bëgg a sponsoriser sax mën nga ñu ko woo sponsoriser ñu jàppale ñu mën a gën a def liggéey bi mu gën a rafet mais gannaaw amuñu sponsor yooyu dama koy wax à mon nom di ko wax au nom de ñi nga xam ne ñooy ay youtubeur nekk fii di leen bégal kenn ku ne ca façon ca bu leen neex ak bu ndaxa rek yépp am seen public yu toog leen déglu te laaj ñu leen kenn joxu leen benn contribution kenn fayu leen ci ñoom ñooy jël seen xaalis di jënd seen connexion pour télécharger leen vidéo yi nga xam ñooy jël seen temps di ko ci def pour bégal leen yéen donc benn 30 secondes boo xam ne publicité yi mu ngi koy daw yow war nga ko mën a absorber bu ko sote nga déglu ko bu la intéressé wul sax bàyyil mu jàll xam ne contribution la voilà parce que benn 10-20 centimes boobu ñu ciy def moom la YouTube di sélectionné ba mat ñu yónnee ma ko man nii wala ñu yónnee ko koo xam ne yor na chaîne comme man nii laaj ñu leen dara joxu leen ñu dara fayu leen ñu dara télé yooyu ñuy def plus da ngeen di jël seen abonnement ngeen koy fay pour mën a gis chaîne yooyu gannaaw nag laaj ñu leen dara amuñu ay sponsor bu leen ñu kenn mere ci wala nga ñuy xañ publicité bi nga xam YouTube moo ko ciy def muy weccit yoo xam ne si danañu mën a permettre sama téléphone bu yàqoo mu mun ko ci jënd connexion bu may def chaque jour 1 heure de temps vidéo pour mu télécharger mu ko gis sama xaalis la donc man làqatuuma ci ndëbbatuuma ci yoon ngeen dégg ñu naan non dañuy am chaîne yi pour wut xaalis pourquoi pas TFM RTS télé yëpp dañuy am seen ay sponsor bu dul woon publicité boobu duñ mën a fay nit ñuy liggéeyal lu ñuy ñaan mooy dem ba am sponsor yoo xam ne ñun lu ñuy def mu mën a am un technicien bu teg fii di ma jàppale ci lii parce que gis nga bu may def live bi dañuy téléphone man maa ko gérer sama bopp man maay wax maay jàkkaarloog yéen lépp nga bëgg ko def lu ñuy ñaan mooy lii dem ba nga xam daañ mën a jël yeneen doomu aadama yoo xam daañ mën a ñu gën a liggéey ak ñun am lu ñu leen jox ñoom ñu ciy dund mën ci tedd ñoom tamit xam nga voilà le futur c'est ici
mais koo xam day dem liggéey ba mu neex ko mu ñëw jaaxaan ci divan defu ca dara Khadim Gueye di yeewu suba di xalaat lan laa war a wax dem wuti information yi def lépp ñëw enregistré vidéo bi toog fii di mer ak connexion bu jàll ak bu jàllul ba téléchargel ko mu reer ba suur jaaxaan ñu tegal ko 30 secondes de publicité mu naan non dafay daj quoi mais publicité te dindi ko bu ci dara nekk dafa yomb li ngeen bëgg nañ waxante dëgg fii nëbbutu amu ca lii dafa am lu mu war a dundee man laajuma ci kenn franc gars yi laaj ñu dara YouTube ñoom mooy njël publicité bi ko ci defal juste jox ñu si ay weccit yoo xam daañu mën a jël suñ connexion ak yëpp muy leer pour mbiru saytaane yi naa fekk yi ku tëb gis publicité non da koy liggéeyee da ciy gagné pourquoi pas su ma ci mënoon a am salaire dootuma dem liggéey fii laay toog di job te loolu laay ñaan yàlla di leen ko ñaanal leen ma ko voilà mu nekk loo xam ne dañu am sponsor yoo xam ne dinañ gën a mën a créer gën a am temps pour ñoom di leen jox loo xam ne si dañ leen bégal di comme ni ngeen bëgg daal yéen a xam voilà loolu dama ko waroon leeral parce que ñu bare comprendre ruñ quoi dañuy prétendre sax quoi voilà gisuma la lan moo tax lu tax ñëwoo heure bee nangam lu tax publicité bi di ci dugg daf may déranger may do sénégalais bëgg lu yomb waaye mbir mi noonu la demee ñun laa ñu leen dara am na ci yoo xam ne si chaîne yoo xam ne da ngay joxe sa contribution voilà parce que yéen da ngeen war di ñu jàppale voilà du ci man kese képp ku yor chaîne fii abonné yi nekk fa ñu leen di bégal da ngeen leen war di jàppale gannaaw jàppale boobu laaj ñu leen ko nag au moins ngeen am patience publicité bu ñëwee ngeen seetaan ko bu leen intéressé wul tu n'es pas obligé ngay jënd produit bi ñu lay jaay voilà mais nga xool 30 secondes yooyu mu la koy jox 3-4 fois nga bàyyi ko xam ne kat kii mooy sama contribution ci Khadim Gueye TV wala ci XTV bu mu mën a doon voilà ku leen waxul lii waxu leen dëgg ku ñëw toog fi naan leen non dañ koy def amul benn retour non man connexion bi dama koy jëndaa ngaan kenn joxuma ko ci yéen na leer voilà connaître ma ci wifi yu kenn ci yéen wax day leer quoi man xam nga sama mbir léeg-léeg du neex mais bu ma gisee yenn commentaire wala ñu ma koy bind wala ñu may woo di ma ko wax dama leen di tontu pour que ñeneen ñëpp xam nu mu demee nii la YouTube di doxee voilà kii télévision la comme yeneen ñee dañoo am doole ñun amuñu benn doole amuñu benn sponsor amuñu ku ñuy jox dërëm bu ñuy joxe ay contribution état bi leen ko jox télévision yi lañ koy jox joxuñu ko chaîne YouTube yi donc na leer ñun amuñu lu sagaru publicité yooyu ñu ciy def te ay benn 10 centimes lay doon benn passage bu nekk na leer duñ mënuñ cee riche ci ni muy demee nii ok kooku leer na alors tey nag li nga xam ne si mooy le 26 avril lii moo xew fii ci Italie bisu tey mën naa leen jox date réelle voilà total bi ci sur le territoire national dem nañ ba 197 675 cas ñi ci positif 106 103 personnes lañ ñi nga xam ne si ñoo ci wér ñoom macha allah chaque jour bu ñu yeewoo ñu ngi yokk tey jii 26 avril 2020 64 928 doomu aadama amoon nañ feebar bi wér nañ ci complètement donc sant yàlla ñi nga xam ne ñoo ci décédé chiffre bi rëy na waaye tey jii noté nañ date boo xam ne si gëj na fay am alors total bi mu ngi ci 26 644 morts ci 2 mois et demi laa leen wax Sénégal feebar bi du caaxaan bàyyi leen fooyi voilà 26 644 doomu aadama faatu nañ ci coronavirus fii ci Italie ci 2 mois et demi tey jii boo xoolee je pense que taxam wax leen ko voilà tey boo xoolee li taxoon ma leen wax te tey décès yi positif na semaine yee ci gannaaw 800 850 750 daawuñu romb daawuñu wàcc 700 yi quoi ba semaine yi bii ñu passé ñu ngi doon def ay 400 et quelques tey finalement 26 avril gis nga 260 décès rek lañu am 260 décès bari na mais ku doon am ay 800 nangam boo amee 260 da ngay daw ba fattu loolu tax vraiment muy résultat boo xam ne si nañ ñaan yàlla rek mu gën di wàcc voilà confinement bi moom moo indi lii voilà ñi nga xam ne si aussi ñoom lañ entré hôpital ñoom tam wàññeeku nañ mi ngi wàññeeku chaque jour léegi 21 372 la semaine bi ay 28 000 lañ doon wax donc loolu tam moo ngi wàññeeku bu baax macha allah hôpital yi ñu ngi libéré wu quoi voilà ñi nga xam ne ñoo nekk en thérapie intensive mooy
ñi nekk réanimation ñooñu tamit wàññeeku nañ bu baax ñi ngi ci 2009 semaine yee ni mën ko romboon nañ 4000 yi yoo xam machine bi lañ leen këpp pour ñu mën a noyyi bisu tey jii rek 93 personnes dindil nañ leen machine boobu donc de 4000 à nangam ñu doon wax ci 2 semaines yee on est arrivé à 2009 donc kooku mooy résultat bi ci ëpp solo voilà parce que ñoom ou dañuy dee wala ñu dund leer ok ñooñu ñu gën a somb dem nag bañ dënd leen ko ñu mën a noyil seen bopp ñu xool fee bis bu ñu yeewoo plus de 2000 personnes di wér ci feebar boobu kooku sant yàlla la quoi voilà ñi nga xam ne si ñoo nekk en quarantaine obligatoire mënuñu génn seen kër mënuñu dem fenn ok kooku yokku na parce que cambal ju bari ji dolli nañ ci 510 personnes tey donc total bi 82 722 personnes yoo xam ne ñii mënuñoo génn dem fenn bokkul ak suñ quarantaine nga xam mun nga dem ci supermarché bi wala nga dem pharmacie ba wala affaire yooyu ñu lay autoriser ci lii ñoom dañu war a toog voilà ñooñu mooy 82 722 yooyu total de test bi nga xam ne si def naa Amérique rek moo fi sut Italie si loolu bis naka tey 26 avril 2020 1 757 659 tests def nañ ko tey ci bisu tey ci Italie waaw bisu tey rek liñ ci digganteem démb samedi ak tey 49 916 tests def nañ ko ci benn bis waaw moo tax loolu Ndella Madior di sama système Ndella di casse toujours pour ñu yokk test yi affaire yooyu nañ ko jéem a def parce que Italie ñoom ñoo baaxee loolu ñoo fi jëkk a def test yu bare te vraiment xoolal lii 49 916 tests benn bés du lu ndaw loolu moo tax ñoom ñi agressé nañ affaire bi dañ ko war a daan par force daan corona par force mooy loolu voilà donc loolu mooy li nga xam ne si tey xew na fii ci Italie léegi après ñu jéem a dem fële ca Sénégal ñu wax leen lan moo fi xew tey Sénégal ñu ngi gis cas yi nga xam ne si ñooy cas yi communautaire yi day yokku nañ def attention gars yi ñu xool lan la ministre wax tey foofu quoi. li nga xam ne mooy jéggalu ministère de la santé et de l'action sociale. ñii may woo ci numéro bii nañ ma bàyyi ma àggale parce que fi laa leen koy tegale quoi voilà gars yi boobu da ngay waaru quoi léegi fi nga leen soxlaa rek. ci tardé bi nga xam ne tardé nañ ko ci jottali leen communiqué bi. non tey moom non sëñ bi damay enregistré quoi bàyyi ma ba après nga woo ma après quoi. ay information yi ñu jot laata ñuy waaj a boucler communiqué bi moo waral loolu. tey bésu dimanche ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu def ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam ñeent fukk ak juróom-ñaari cas contact juróom-ñeenti cas communautaire yu jógee benn ci Sangalkam ñaar ci Mbao benn ci Tambacounda ñaar ci Touba ak ñett ci Mbour ak benn cas boo xam ne cas importé la ñu gis ko foofu ci Vélingara ci région Kolda. ci district sanitaire bu Thiès am na benn góor bu amoon juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett bu faatu ci biir këram démb samedi bi 11h jotee ci bëccëg bi ñu defee test bi gannaaw faatum gis nañu ne dafa amoon jàngoroy Covid-19 ci loolu ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi koy jaalee njabootam fi ñu toll nii amul benn cas grave bu nekk ci suñu bërëbu fajukaay yi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi
ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal wàññi na juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukk ak benn cas ñaari téeméer ak juróom ñett ak fukk ak ñett wër nañu juróom ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan benn ñu évacué ko mu des ci suñu hôpitaux yi ñetti téeméer ak juróom ñetti fukk malade yoo xam ne ñu ngi leen di suivre ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi ñu sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant. voilà loolu mooy li xew Sénégal tey jii 26 avril 2020 waaw gis ngeen mise bi xaw na gàtt sax ci wolof yi man moom nee naa la gis ngeen numéro yi ku koy jéem a lire ci wolof man moom duma ko jéem jéggal leen moo tax ma leen koy lire ci français may leen ma sax ma wax ko ci xam ne dégguñu ko ci ma wax leen ko ci italien mooy suñu mbokk immigré yi nga xam ne ñoo ngi fii di ñu suivre bu baax dañuy jéem a jëli rek lu ñu wax noonu mais au moins numéro bu ñu leen ko lire dañ comprendre quoi voilà ngeen jéggal ministre bi nag wax wolof numéro yi mu dafa yombul man moom jéem ko sax voilà parce que sinon dinaa fa gag yu gën a garaaw yooyu quoi voilà jéggalu donc amici ok oggi vi leggerò i numeri in diretta oggi di questo giorno 26 aprile 2020 ok perché ho registrato tardi oggi, quindi ho fatto in tempo a avere i numeri che dovevo leggervi domani, ve li leggo direttamente oggi 26 aprile. Sul territorio nazionale il totale è arrivato a 197.675, i positivi sono 106.103 positivi, i guariti sono aumentati, siamo arrivati a 64.928 guariti, i morti sono saliti un po', oggi è migliorato perché abbiamo registrato meno di 500 morti, solo nella giornata di oggi sono morti 260 persone e fino a ieri erano 400 in su, ok? Quindi è già qualcosa di positivo. Allora i morti sono saliti a 26.644, i ricoverati in ospedale sono 21.372, quelli che sono in terapia intensiva sono scesi, abbassato di parecchio, da 4.000 e passa siamo scesi a 2.009 persone. Quindi nella giornata di oggi solo 93 persone gli hanno tolto la macchina, quindi già un risultato molto positivo. Stiamo scendendo di giorno in giorno, grazie a Dio. Quelli che sono in quarantena obbligatorio sono saliti a 82.722, ok? Quindi tra ieri e oggi 510 persone in più devono stare a casa e non poter uscire per nessun motivo, ok? Il totale di test che hanno fatto in Italia in questi 2 mesi e mezzo, da quando è iniziata questa malattia, è arrivata a 1.757.659, il totale. Solo nella giornata di oggi hanno fatto 49.916 test. Ok, domani vi ho già letto i numeri, non ci sarò perché dovrò andare a lavorare, quindi domani inshallah non farò video, ok? Ci vedremo dopodomani per i risultati di domani stesso, ok? Buono. Alors gars yi moo ngi noonu liiral nañ leen ko suñ mbokk yi xam nañ ko bu wolof bi moom kenn ku ne na nga ko waxal sa morom quoi voilà nga ko wax nan koy wax ci wolof man moom bu mu ci duggee day gag gi day metti quoi miss bi sax moo ciy tane kon nag di leen sant di leen gërëm rek di leen jox rendez-vous gannaaw suba incha allah parce que suba maa ngi koy répété numéro yi laa leen waroon liiral naa leen ko tey donc gannaaw suba incha allah daañ gisante bu ci yàlla àndee voilà di wax ñëpp koor gi nañ def attention rek ñu sant Jaw ak ñu sant Seck mbirum ceeb beeg yooyu quoi buñ dogee rek ñu def ci attention parce que yéen ma gën a xam quoi voilà du ñëpp ñooy nekk en forme sant Gueye nekk en forme woor bu pare nekk en forme c'est pas facile kooku moom ay yoroog ay Pape Jaw ak xam nga yaa ma gën a xam ak cekkeen yi xam nañ nu mu demee ñu may wax voilà. Donc rendez-vous bi suba la di leen jox tamit samedi di leen rappeler Pape Diouf Mame Gor Diazaka ak beneen
invité à surprise samedi prochain Inch'Allah rabbi à 18h heure de Paris 16h fële ci Sénégal kon daa ñëw fii leeral mbirum artistes yi parce que kooku moom sama bataille la waaye il faut que ñu séparer leen naafeq yi xamal Sénégalais yi nu mu demee ñu mën a préparer wu pour que xam ne rien ne sera plus comme avant mbir mi day soppeeku ci domaine yépp il faut jukko yi changer ñoom tam seen côté lañ doon liggéey daañ ci wax nu muy changer daañ ko wax ñeneen liggéeykat yi nu ñu doon liggéey te mënatuñ ko daañ ci wax loolu tam incha allah parce que leeral yi il faut muy am bu ñu leen bàyyeeg naafeq yi rek wut ay vues ak ay buzz tax ñu leen di sosal di inventé yoo xam amul Khadim Gueye moo ngi fii yooyu yëpp day leer incha allah rabbi chaîne bi nag noonu la tudd Khadim Gueye TV am na page ci Facebook demal nga aimé ko xam nga muy leer boo abonné fii cloche bi activé ko parce que moo lay jox notification bi su ma defee vidéo rek mu dugg xam nga fu leen xaar teg fii di leen jox rendez-vous di leen wax bon ndogu waaw cekkeen yi ak njaween yi attention